salaamaaleykum maa ngi tudd Fatou Samba di présidente des femmes transformatrices site bu Xelcom Bargny tey jii ñu amoon fi atelier ak waa Rosa Luxembourg fondation Rosa Luxembourg mu dajale fi ay jigéen yu bëri yi nga xamante ne dañu jógee si wàllu Sénégal côté bu nekk presque région bu nekk am na ku fa jóge donc li ñu dajale tey mooy xool ba xam nan la ñu mën a def am résilience si changement climatique surtout ñun ñi nga xamante ne ñooy def ay jigéen yuy soppali jën te xam ne boo xooloon tey le cas de Bargny boo waxee changement climatique rek mën nga fa yem ndax ku nekk xam na ni bu dee effet naturel bi daf ñu dab bu baax a baax ndax ñun dañuy liggéey si jën mais nag jën boobu tey moom la ñu seetlu ne dafa raar ba ñun suñu activité c'est menacé te loolu lépp xam nañ ne changement climatique moo ko indi ndax xam nañ ne géej gi dafay yokku ndoxu géej gi day yokku ak fonte des glaces xam nañ ne tamit géej gi na mu wexe woon peut-être day yokkuwaat parce que xam nañu ne loolu yëpp si effet changement climatique la ba tax na jën bi nga xamante ne mooy jënu kaw ndox xam ne jigéen ñi moom la ñu doon am pêcheurs yi moom lañ doon am di ko indi jigéen ñi pour ñu def la transformation ba kenn ku ne man see gis sa bopp loolu fi mu nekk nii dafay problème bu xaw a doy waar ndax ay at a ngi nii ba ñu mënee wax lii transformation daan joxe si nit mën si jàppandal ba mën a yor këram mën a jàppale ay doomam mën a bu doomam feebaree mu mën ko faj loolu yëpp mu ngi commencé di sooxe jën boo ko amul bu pêcheur bi demee géej amul yow muy transformatrice mënuloo am jën te bu ñu toogee par exemple le cas de Bargny xam ne day foog nga xamante ne la fa daje moo bari si loo xamante ne dafay dégradation de l'environnement léegi loolu bu ñu ko boolee ak suñu activité naxsaay dina métti lool ndax tamit nit boo laa naam ne fa te boo naan damay transformer te amuloo produit matière première ba ngay produire ba nga war a transformer amuloo ko loolu xalaat naa ne coono ba nga xamante ne ñu ngi ko commencé di dund te lu mu yàgg day coono boo xam ne day continuer ñu waa ñaan nag par exemple suñu état yi ne ñu dimbali surtout les femmes transformatrices si jën bi nga xamante ne mooy yaboy mooy jey li nga xamante ne moo nekk si kaw ndox mu di ko bàyyee xel di bàyyi xel pour que communauté yi man si dund si loolu dañ ko demander sax à ce que na nationaliser jën yu nga yaboy surtout xam ne mooy suñu matière première boo déggee ne jën amul rek mooy yaboy moo amul mais beneen jën bu nekk man ngaa fexe am lii mbaa nga am lele bu fekkente ne sa poche gis na mais yaboy gi nga xamante ne presque ñun ñii baadoole yi xam ne ñun ñooy parents pauvres du système moom la ñuy soxla na état am xelu bàyyi ka ñun boole nag ne changement climatique tam la muy andi mu boole ak lay effet anthropique ndax ñii muy jël jox ko usines yi ñu di ko exploiter di ko napp di ko yóbbu te fekk na ne communauté yi ñoo ko gën a soxla na bàyyi xel bu baax a baax si communauté am xam nañ commencé souffrance bu nga xamante ne xam nañ fan la commencé mais xamaguñu fan la yem c'est bon